asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u Prestige TV di leen xamal que ni tey yéen a ngi ci seen premier numéro émission la parole des jeunes la parole des jeunes nag tey dañoo fas yéene waxtaane benn thème bu am importance mooy li nga xamante ni mooy hijab le voile islamique mbokk yi xam ngeen ni hijab dafa nekk lu am solo waaye nekk sujet d'actualité boo xamante ni gars yi dañ koy négliger lu bëri ba tax na tey ma fiy dalal ay jeunes ngir ñu waxtaan ci li nga xamante ni mooy hijab niñ koy dundee ak niñ koy gisee mais balaa may xuus ci waxtaan bi damay jox samay invité ñu def li nga xamante ni mooy seen présentation avant may ñëw ci développement bi may commencé soxna Khadija maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum rahmatullah maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu téléspectateur ak téléspectatrices yu Prestige Thiès maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ne kontaan naa pour bokk ak ñoom plateau bi xam naa ci kanam dinañ dugg gën a yaatal ci débat bi incha allah. macha allah ñu jàll ci soxna Ndeye Maty. soxna Ndeye Maty ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci plateau la parole des jeunes. balaa may commencer damay rafet lu baax ci présentation bi ak invitation bi nga def maa ngi ciy rafetlu bu baax di nuyu képp ku ñuy seetaan ku ci nekk sa tur ak sa sant. di nuyu tamit waa groupe Prestige maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit ñi ci plateau bi yëpp merci. merci beaucoup ñu jaar ci soxna Kumba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ramatoulaye di nuyu ñëpp ñi nga xam ne maa bokk ak ñoom plateau bi di nuyu tamit téléspectateur Prestige TV Thiès fépp fu ñu nekk maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu mat di rafetlu lool invitation bi nga xam ne invité nañ ma ko ci voix des jeunes di xam ne ci kanam tuuti rek dinañ gën a dugg ci émission bi dinañ ci gën a xuus dinañ gën a waxtaane li nga xam ne moo di hijab di voile islamique. macha allah léegi ñu jàll ci ki nga xam mooy Mohamed nag defe naa ne kenn dootu ko présenté de par son talent macha allah ci voix bu neexam ak mën a wayam Mohamed ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa ñu ngi ziar waa àdduna di ziar téléspectateur Prestige Thiès di ziar ñëpp ñu ma bokkal plateau bi pour ñi ma xamul maa ngi tudd Mouhamed Ciss ñu gën maa xam ci son excellence waaw comme ni ñu ko waxee soxna Rama dañuy kontaan trop tey ci teew ci plateau bi waxtaanee li nga xam ni dafa am importance lool surtout ci suñ jigéen ñi surtout ci islam muy set port voile incha allah bu waxtaan bi doxee ba ci kanam dinañ ci gën a développer incha allah. jërëjëf Mohamed léegi ñu jàll ci Kumba ma jumelle Kumba. soxna Rahma maa ngi lay fay bu baax di am mbégte ak contentement di teew tey jii ci plateau bi au passage may remercier ak di encourager initiative Prestige TV parce que gis nañ seen taxawaay ci région bi macha allah. jërëjëf soxna Dieyna fashion Dieyna maa ngi lay nuyu. Rama maa ngi lay fay di am mbégte ak contentement ci invitation bi nga ma def tey di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu aussi téléspectateur Prestige TV yëpp di am mbégte ak contentement comme ni ma la ko waxee bokk ak yow plateau bi ce soir. jërëjëf léegi mbokk yi dañuy jàll li nga xamante ne mooy ci développement bi léegi damay commencer ci soxna Khadija yow ma gis la nga muuru ma la doon laaj lan moo tax nga muur ak yow kañ nga muuru. waaw dinaa sawar si répondre si sa question bi tey question bu intéressant nga ma posé parce que maa ngi commencé voilé wu depuis à bas âge parce que bi may def jardin laa commencé voilé wu ma dund nekk ak ay parents yoo xamante ne ils sont des musulmans te obligation la pour jigéen jullit bu nekk mu muuru comme ni ko suñu borom waxee ñu nekk encadré ma ci daal ba fi ma toll nii ma nekk ci te damay sant borom bi bu baax a baax tax ñaan naa yàlla tamit dund ci ba ëllëg sama ay doom di si dund ba suñu borom jël ñu ci daal. da nga judd fekk say parents di muuru kon yow say parents ñoo la force dafa nekk affaire bu ñu la forcé wala lan. non forcé wuñ ma ko comme ni mu la ko waxee léegi nii rek man commencé naa ko à bas âge depuis ma nekk di def jardin parce que sama papa moom nekk na nit ku nga xamante ni bu doomam juddoo à bas âge da lay dugal franco arabe kon franco arabe islamique bu ma nekkoon kon fa laa commencé muuru nekkul dañ ma ko forcé nekkul dañ ma ko def dara mais muuraay nekk na loo xamante ni obligation la suñu borom moo ñu ko sant moo tax tamit dañ ciy nekk rek parce que diine ji moom forcé wuñ ci kenn dara yàlla tegu ci kenn lu mu mënul aussi loo mën ngay def loo mënul aussi tegu la ko daal loolu la. léegi yow lan moo tax jigéeni jullit war a muuru fan la ko yàlla wax que ni jigéeni jullit dafa war a muuru. waaw question bu intéressant tamit nga ma posé waat bu intéressante sax parce que mën naa wax ne que suñu borom mi ngi wax voile bi mi ngi ciy insister ci suratul ahzab les coalisés
waaw suñu borom mi ngi wax foofu noonu di wax ni yonent bi di wax ak yonent bi ne ko yow yonent bi waxal sa ay soxna ak say doom ak jigéenu jullit ñi nga xamante ne ñoom ñoo la gëm nañuy muuru nañuy wàccee seen muuraay ba mu wàcc ci seen yaram waaw ci loolu noonu ci lañ leen di xàmmee ba duñ leen mën a lor kon loolu noonu bu ñu ko déggee rek mu nekk obligation boo xamante ne te suñu borom moom lu mu wax rek fekk na loolu lu ko ñor la moo tax ndax livre am bi mu wàccee ñun ñëpp xam nañ ko waaw wax na ko ci alxuraan la ko wax moo tax kon dañ ci taxaw rek ci obligation boobu noonu waaw jëm ko jëfee waaw loolu la loolu leer na léegi dañuy jàll ci ki nga xamante ne mooy Soxna Dieyna Soxna Dieyna est-ce que yow d'accord nga ni que l'islam comme ni mu santaanee julli mu nekk obligation mu santaanee ko woor mu nekk obligation est-ce que yow nangu nga ni islam noonu la diglee muuraay comme yeneen kii yi yeneen obligation yi waa d'abord damay wax que ne c'est pas parce que muuruma que je suis pas issue d'une famille musulmane quand même ci famille musulmane laa juddoo ci laa yaro ci laa màggee ba nii et que xam naa bu baax aussi que ne muuru l'islam santaane la. mais lu tax muuru woo man moom li tax muuruma mooy dafa nekk que loo xam ne maanaam du ma ne muuruma mais dama pareegul pour muuru comme ni ma koy waxee sama yaay parce que à chaque fois daf may reprocher le fait que ni ma dëkkal chaque ñoom ñëpp ñu ngi muuru et que man pourquoi mënuma muuru ba tey mais dama koy wax ne en fait man su ma bugguma di muuru ba pare du ma def li nga xam ne moo conformé ak muuru donc là je m'explique mooy li nga xam ne que mën nga di muuru en fait man je me dis que lépp ci xol la parce que tey jii c'est pas parce que gis nga nit mu teg greffage am nga bëgg ko juger wala nga comparer ko par rapport ak ki nga xam ne mi ngi muuru xamoo li nga xam ne moom moo nekk ci xolu nit ki man daal dama ne que tant que maa ngi dund xamaguma nag lan mooy xew après ndax dinaa muuru wala duma muuru mais pour l'instant mënaguma muuru. voilà mënagoo muuru parce que bëggoo muuru pareeguma pour muuru parce que bëgguma di muuru aussi di def li nga xam ne que yàlla santaane wu ko mën naa aussi ñàkk muuru di def peut-être li nga xam ne yàlla santaane na ko parce que gis naa ñoo nga xam ne dañuy muuru tey suñu muuroo suba ñu teg seen greffage ginnaaw suba ñu delluwaat ci muuraay wala tey suñu muuroo suba ñu teg seen greffage toog 1 mois après ñu delluwaat ci greffage je me dis que yooyu laay bañ di muuruwaat su may dem ba dugg ci dafay fekk loo xam ne mu dëgg loo xam ne mu ngi sama biir xol moo tax. mais soxna Dieyna islam dafa wax que ni samihna wa atahna maanaam yow soo déggee da nga war a topp est-ce que yow mi nga ne jullit nga am nga droit xaar wala ngay xool keneen pour muuru est-ce que yow waroo xool ci yàlla rek pour muuru yow. waaw loolu la. au lieu que ngay wut prétexte. voilà jullit moom ak jullit bu mënti doon looy def je pense que yàlla nga ci war a jiital d'abord ku ci nekk aussi ak sa diggante ak sa boroom donc moo nekk li nga xamante ne loolu moo am mënuñ ko nii en réalité la donc mais tamit man tamit am naa droit ma ne que carrément man waxuma ne bugguma muuru waxuma ne mënuma muuru mais dama ne pareeguma pour muuru. pareegoo pour muuru kon yaa ngi ba bokkoo ci ñi nga xam dañu naan dañuy bàyyi ba am 40 ans 50 ans yooyu noonu. soo ko muuru ba du fekk mu wees amul benn âge bu ma mën a ne damay bàyyi ba âge bi parce que xaw ma sax fii ma toog ndax dinaa eggale tey bésu tey bi donc mënuma toog di naan 40. d'accord léegi ñu jàll ci soxna Mamati yow ma gis yow Mamati lu tax muuru woo. man li tax muuru ma comme ni ko kii waxee rek day loo xam ni si kenn du ko forcer nit. bëgg-bëgg la rek parce que boo naree muuru di def naka sudul noonu wala ngay muuru di wàcc yoonu muuru bi mieux vaut que nga dagg ko wala nga nekk ba mën ko nga door ko def man loolu mooy sama gis-gis. yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne dañoo yaakaar ne suñu muuroo rek duñ jaar il faut que jigéen ki wane féminité am wane ay formam pour mën a am li nga xamante ne mooy jëkkër wala. non loolu moom d'accord ma ci parce que. li ma wax sànq rek solo bi maanaam ni ngay solo nii man tam nii mooy sama optique nii laa bëgg di solo mais du cadre ni bu ma solo nii parce que jëkkër moo tax ci laa mën a def nii pour ma am jëkkër wala pour ma am lii non loolu moom basé wu ma ci cadre boobu. d'accord ñu jàll ci soxna Kumba yow moom fa mel ne yow Ibada fashion nga. non dama Ibada fashion. ban te damay muuru. da ngay muuru. lan moo tax ngay muuru. bon li tax ma yow depuis 6e laay muuru. mais li tax ma gën a bëgg di muuru parce que damay dem daayra donc bëgguma am 2 visages à chaque fois su may dem daayra ma muuru
su ma ñibbisee suñu kër war a jàngi ma am sama ay greffage affaire yooyu je ne voulais pas avoir deux visages boobu donc j'ai préféré man puisque damay dem di fréquenter ay jotaay yoo xam ne jotaayu diine la ak yooyu mais préféré ma muuru suñu kër man ki sama fay muuru mais man loolu laa opté te loolu laa bëgg te alhamdulilahi rabbil alamin depuis ma ko commencé ba léegi macha allah dindeeguma ko ba léegi moom ma nekkee 6e ba léegi maa ngi ci te ñëwuma sama morom yi nga xam ni elles ne sont pas voilées franchement je me dis que par rapport ak ñoom su ma soloo taxaw ñoom ñu solu taxaw man la ñuy gën a gis man la ñuy gën a ràññe parce que solu ibaadu ci boppam moo rafet dafa classe macha allah boo génnee taxaw moom franchement tendance la dañuy nit moom loolu maam ma ci d'accord nga ci. loolu d'accorduma ci li tax d'accorduma ci mooy li mu wax ne que ñun dafa nekk solu la classe dafa nekk loo xam ne si saay boo ci solo nit ñi dañ la xool loolu d'accorduma ci parce que solu ci nit ki la da ngay solu léegi mel solu bu baax génn mais kenn du la xool da ngay gis koo xam ne tey day solu ibaadu bu rafet def comme ni nga ko defee nii mais boo rombee tamit kenn du la xool nga gis tamit ku sol comme suñu genre yi sol tubéy def taille haute tout ça mais da ngay génn ñu kontaan xam ni moo tax ma ni solu ci nit ki. est-ce que yéen seen yére yi moo tax ñuy kontaan est-ce que kontaante la ñuy am wala dañuy gis ni ngeen exposé seen yaram yi loolu la ñuy gis moo tax ñu leen di xool. parce que da ngeen wane seen yaram du ci loolu yi moo tax ñu leen di xool. non du ci loolu nag du ci loolu parce que ni ma soloon nii wane wu ma sama yaram. dama sol tubéy teg ci ko. comme ni nga koy defee rek comme ni ibaadu yi des fois tamit nii la ñuy solo mais teewul bopp bi rek la ñuy muur da ngay gis ibaadu boo xam ne si day sol tubéy bu taille haute bu dang teg ci oom nga ni lii est-ce que sax kii day muuru wala muuruwul moo tax ma ni ñun ñi tamit presque daal moom ku nekk li nga visé daal visé ko rek man daal loolu laa gis. ku nekk ak sa choix. ku nekk ak sa choix daal. mais islam est-ce que xam ngeen islam du affaire de choix. waaw loolu dëgg la l'islam du affaire de choix. c'est une religion basée sur la pratique donc choix bi ngeen di wax man moo ma xaw a jaaxal tuuti sëy daal loolu xam naa après di nga ci ñëw. choix bi ñuy wax waaw mooy loolu rek parce que ku nekk ak sa choix mën naa ni tey jii damaa bëgg a muuru te li may wax gëw ma ko comprendre nga gëw ma ko donc loolu moo tax ma ni ku nekk ak sa choix tey jii yow da ngaa def muuru bi parce que yow loolu nga opté loolu nga gis donc man li may def nii moom laa gis moom laa opté damay nekk ba mu mën ko ma doog ko def. d'accord Kumba léegi dama bëggoon xam yow sa muuraay bi na nga koy dundee à l'école sa vie quotidienne ak noonu. en fait man de ni ma koy dundee franchement comme ni ko ñëpp di dundee la en fait parce que du question que damay muuru rek bu ma dikkee ci biir nit ñi dama war a toog fermé wu wala ma kii non. on dit que parfois ibaadu yi dañuy réserver à l'école du ñu open comme ñeneen ñi nga xamante ne muuru wuñu. franchement moi personnellement j'aime ça à l'aise avec suñu classe moom su ma fa nekkee université gi yëpp damay wax ak nit ñi damay kaf ak ñoom dañu may retaan ak ñoom damay sol yu correct ànd ak ñoom nekk ak ñoom di dund ak ñoom voilà en fait je suis sociable envers ñoom. d'accord du question que dama voilé wu rek damay renfermer wu ku dikk ma tëjale sama kanam non du question que loolu mooy voile boo nekkee voile sax yow boo muuroo yow sa bopp yaa war a gën a nekk nit ku sociable envers les gens parce que yow am na au moins yow looy war a véhiculer nit ñi que nit ñi da nga war a nekk nit l'islam mais da nga war a dem tamit ci yeneen nit ñi mais doo war a nekk tëju boo tëjoo mu après boo réservé wu mu après yow yaa parce que nit ñi duñ ñëw ci yow te nit ñi buñ ñëwul ci yow moom lu bari nag yaa dëgg la léegi ñu jox kàddu gi Mohamed yow ma bëggoon xam sa perception par rapport au voile nan nga gisee xale jigéen ñi ni ñuy muuroo ndax muuraay d'accord nga ci. waaw soxna Rama waaw question dañ ci sawar loolu sawar cee tontu parce que déjà hormis fait bi nga xam ni islam da koo santaane ñu wax ko ci alquran boo seetloo voile da lay jox benn personnalité bu fekkee ku jigéen ki ko def imaginel ku jigéen ki nga xam ni dafa sol crop top wala mu sol jupe yu gàtt yi génn dem gars yi fit bi ñuy am pour aborder ko ak ki nga xam ni dafa muuru ay cëram romb da koy jox beneen personnalité gars yi dañ ko bu ñu ko xoolee rek dañ koy bëgg ci saa si en plus dañ koy jox benn cër ba duñ ko ñemee ba yenn yi duñ ko mën a def dëgg la léegi ki nga xam ne nag muurul cëram gars yi bu ñu ko gisee sama gars yi bu ñu gisee waaw dañ koy bëgg a aborder dañ naan kii de nii mu soloo xam naa nii la te hormis am na ndox ñoo xam ni du niñ soloo noonu la kii mais voile bi mooy def différence bi voile mooy différence bi boo gisee islam ñu wax ko yàlla wax ko ci alxuraan lépp parce que dafa bëgg a protéger jigéen ñi da leen benn protection la bu la voile di apporter ba boo ko defee nit ñi duñ la demee ba yu bon a bon yu ñoo xam ne ay mal intentionnel lañ ñu bari duñ la ñemee ba yenn yi ñu la koy sañ a def waaw boo seetloo am na ci góor ñoo xam ne boo demee laaj leen seen conception lañ la dañ naan la
ñoom buñ bëggee foofu subhanallah dañuy dem ci jigéen ñi nga xam ni comme ça à travers seen sol rek ñoom exposé nañ seen yaram déjà léegi bu demee nag ba heure takk jot wala dara da ngay gis dañuy mën nañoo nekk ci ñeen ñi wala dañuy dem ba benn instant ba heure takk jotee dañuy dem ci ñi nga xam ni ñoom muur nañ la yaramam parce que kumpa lañ bëgg parce que ki nga xam ni exposé na yaramam lépp amatul kumpa yaakaar naa ki nga xam ne nag mi ngi muur cëram mi ngi lépp gars yi loolu la ñuy gën a bëgg ñoom kumpa googu la ñuy bëgg a xam. dëgg la mais Mouhamed parfois dañ na loolu tamit loo ci xalaat. waaw parce que léegi seetlu naa dafa am comme ni ko soxna Kumba waxee dafa am sànq léegi ibaadu yi muuru mode lañ ko def ak tendance comme ça muuruñu te muur bi njëkk mooy muur sa xol boo ko muuree sa xol pare soo ko muur cër yi mais boo ne muur nga tamit dinaa ci dal tamit ñiy muuru bu fekkee da ngay muuru tamit comme ça bu fekkee yow ñaari face nga yor benn bi booy dem da ngay muuru mais am na léegi yow nga di loo xam ne yaa ngi koy def ñi nga xam ne muuruwuñ sax amuñu fitu def ko léegi muy te gars yi léegi muuraay ñu jigéen ñu ci bari soxna yu ci bari tendance lañ ko def ak mode dafa dox lii may sol lii mën naa cee lii comme ça temps yi muuraay mode la dañ koy def bu leen neexee ñu def ko tey bu fekkee mode nga ko jàppee ak tendance moo tax nga koy def da nga koy def tey boo xëyee suba teg sa greffage jënd sa cheveux def lu la neex yaakaar naa loolu moo yenn ibaadu yi ñooy feesal concert yi di toj sabar yi nga ci ibaadu war na déglu musique bay assister ay man damay wax ci sama wàll bi may way muy wàllu islam man yaakaar man déjà yeneen concert yi yàlla dimbali na ma ci ba du ma ci dem waaw yàlla dimbali na ma loolu mais sama concert yi may def yi nga xam ni islam la suy naa wax way seetlu naa ni ña ngi fay teew te tamit musique bi ngay wax gars yi ñu ngi koy déglu te musique am na lu muy benn façon musique bi day woowal xol déjà day woowal xol moo tax yaakaar naa du collé bu baax nga muuru ba pare di dem ay soirée di dem ay lieux yoo xam ni ce sont des lieux macabres lieux yoo xam ni insalubre baaxul. effectivement waaw yaakaar naa ak kol gi day salir réputation voile ci bopp. effectivement jërëjëf après dinañ ñëwaat ci yow léegi Kumba ma ñëw ci yow Kumba yow da ngay dem concert ak sabar. même pas duma dem concert duma dem sabar. donc. fecc bi beneen façon la loolu. waaw baax na léegi yow Kumba lan moo tax nga muuru. premièrement muuru bi mun naa ne exigence la woon sama yaay dama doon def seconde coupe sama bopp bi di jàngi mu ne ma du nangu may génnee noonu mu jëndal ma ay col may musóoru mais par la suite ma dem bokk ci benn daara gis ne jigéen ñi macha allah dañuy muuru dañuy jàng alxuraan et je me suis dit pourquoi pas moi ma commencé di muuru à la fin mu nekk passion ma bëgg ko di ko def c'est ça. nga du question que ni soo muuroo rek da ngaa baax mën nga muuru alors que keneen ki muuruwul ki moo la gën a baax yow loolu dama bëgg nga kii ji. effectivement parce que tamit il faut que benn fait dafa am il faut que ñu reconnaître ko parce que tamit en fait man je me dis que am na différence léegi entre ibaadu ak ñiy muuru là je veux dire parce que dafa am ñoo xam ne tey jii Kumba li mu wax léegi moom nee na dafa muuru par exigence parce que daf daan dem fi muy dem daayira beeg yooyu ñëpp dañ daan muuru et que aussi dafa kuboon boppam du coup mënul génn noonu sans muuru donc moom muuraay par exigence. dañ ko forcer en fait dañ la forcer muuraay bi Kumba. d'après ses dires. dañ la forcer muuraay bi sa yaay moo la ko forcer au début mais à la fin c'est devenu une passion. une passion wala tu as fait des recherches pour savoir réellement lan moo tax ngay muuru wala une passion qui m'a poussé à faire des recherches parce que ba ma muuroo bokk ci daara ji di jàng alxuraan ci laa découvrir ne que muuraay mooy li nga xamante ni yàlla da ko santaane te moo gën ci jigéen parce que kii ni mu def nii bopp premièrement xawra la effectivement te day dàq ay malaaka dëgg la ba tey Kumba ba tey da nga ne day dàq ay malaaka mais aussi jàppoo que ni ñoom ni ñuy exposer seen yaram yi looloo tax viol yeeg yooyu di bëri. bien sûr looloo tax parce que bu ñu xoolee jadis bu njëkk ba suñu maam yi macha allah dañu doon solo dafa yiw duñu daan sol sax benn sër dañ daan jiital parce que dañ naan jigéen da nga war di woddu sër yu bëri parce que dañuy prévoir ay viol wala yeneen ak yeneen léegi tey jii tendance bi dañu gis ni comme Dieyna lu mu sol nii xam nga mu ngi def boo dee mu ne def raaye nii
sol yinam def cheveux def sànneeku c'est-à-dire que ni ñoom tey jii pour ñoom soo soluwul nii rek xale góor yi duñ la xool nekkoo au diapason te ñoom xamuñu la réalité des choses ñoom li ñu soloo nii ñoom pour ñoom baax na te baaxul suñu génnee peut-être dina am ay xale góor yu leen naan ah yéen de yéen a ngi fiy toj yéen a ngi bomb te ñoom bombuñu dara parce que li ñuy def ni benn seen xawra day feeñ parce que léegi xale jigéen ñi qu'on se dise la vérité na bëtuñ dara lépp la ñuy wane na bëtuñ dara yow nag bu la yàlla jàppalee ba nga muuru da nga war a sant yàlla te sànq am na lu mu waxoon mu ne ñun ñu muuri ñi peut-être dinañ def lu nga xamante ne nii ñu muuruwul ni duñ ko def dañuy bu ñu fekkee ne ci mbaax la ñuy wax dañuy teg muuraay yi fële parce que du ma sa wax góor mais jigéen ci boppam dafa war a baax parce que da ngay dégg mag ñu naan jigéen dañoo jël pee ba pare di xëccoo ndaare c'est-à-dire ñun yàlla daf ñoo sargal yàlla daf ñoo fonk teg ñu fu nga xamante ne ni tegu fa kenn mais ñun au lieu ñu xam loolu doguma la mais duñ ko def ci yàlla bëgg sax moo tax mu jox ñu muuraay boobu pour li nga xamante pour préserver ñu ci yenn actes yeeg yooyu. macha allah soxna Rahma ni nga ko waxee noonu la parce que yàlla daf ñoo bëgg sargal ñu ñun ñi nga xamante ni ñooy jigéeni jullit yi dañoo am li nga xamante ni kenn amu ko dañoo am sang bu baax kon boog boo muuru da nga war a am jigéen da nga war a am conscience xam baax yow yàlla da laa bëgg nga war di muuru soxna Dieyna ñun ibaadu yi nit ñu bëri ñu ngi ñuy jugé tey jii parce que dañ naan dañuy def lu bon dañuy def lii mais ibaadu kay ma wax la dara ci xol la gis nga xoli nit bu rafetee moo gën sax nga nekk di jàpp at di julli rafetal daal moo am solo. léegi jox tontul ci la. déjà yow mën naa ne àtte nga sa bopp parce que da nga ne ibaadu ci xol la je me dis que man dama la naan que nit en fait xol la ba pare pour kii lu Mouhamed léegi wax na ko nee na nañ muur xol yi ba pare yaa ngi comprendre man comme moom ak kii xamante nañ bu baax ñoo bokk milieu bu ñuy évoluer muy le monde universitaire ku nekk xam na milieu bi parfois comme kii li nga koy wax ibaadu yi parfois dañuy xëy na man mi nga xam ne muuruma dinaa am limite boo xam ne sama diggante ak góor ibaadu du ko am Mouhamed mi xam na li may wax dinañ gis ibaadu yoo xam ne dañuy taxaw di apolantante ak ay góor Kumba du ma bàyyi ma fen parce que on partage la même ko gis université wala mais attends Rahma ak Dieynaba dafa am deux concepts yoo xam ne dafa am te nit ñi duñ ci bàyyi xel ibaadu dafa am muurukat muurukat yi mooy ñi nga xam ne seen bopp day ràpp ñu bëgg a dem amphi mënuñoo dem ndax noonu greffage bi dafa ñampe ñu ne xaaral ma dem abbi Kumba kol tekk sama bopp léegi kooku bu dikkee Rahma elle nag c'est pas que kii ibaadu la wala def danaan kii ibaadu la mu fekk ko muy akolatanteeg Mouhamed wala kenn naan kii ibaadu la ñu jël ñu ñeetu ñun ñëpp ci même lot bi alors que c'est pas le cas moom mii ñu maa ngi ñoo bokk même chambre yenn saa bopp bi day ràpp kenn du xam lu muy nduroon mu xëcc kol dem bu ñu àndee maam dañ naan ñaar ñi ay ibaadu alors que moom ibaadu nañ def bien la part des choses que ibaadu dafa am ñi muurukat yi am ñoo xam ne col yee rafet xam nga temps yi col yi dafa am na ñoo xam ne col dafa dañ lay romb nga gis nga muuru col bu rafet ñu la may ma sa col nga may leen ko ñu am yére bu mu duroo rek ñu sol ko ñun ibaadu voilà te buñu demee ñi ngi def loo xam ne nit ñi dañ naan ibaadu yi alors que du ibaadu yi mais muurukat yi la ñooñu ñoo yàq turi ibaadu yi ibaadu yi moom fañ nekkoon démb ak barki démb ñoo ngi fa ba léegi jërëjëf léegi foofu pour ma ñëw ci moom dogguma ko ndax li mu wax comme que il faut nga ràññee ibaadu ak ñiy muuru yaa ngi comprendre foofu laa bëgg a ñëw ak moom parce que tamit dama naan nit lim lay yabee yaa ko koy may liñ naan nit ki lu muy gënee moroomam buy sangu du ko simi yaa ngi comprendre parce que tey jii yow man mi mën nga ma gis may teg sama greffage mën naa romb nit mais amul droit wax ma yenn yi sànni may parce que ba ñu nekkee bale musuma gis certes dinaa sol tubéy mais musuma gis ma sol lu bon romb ko loo xam ne loolu mën na koo wax loo xam ne c'est indécent loolu tamit dafa am ci nit ñi te parfois da ngay gis ñoo xam ne man am naa ay copines ibaadu yoo xam ne damay ànd ak ñoom parfois sorti dañuy dindi seen col teg fa te ñooñu ba ma leen xamee ba léegi dama leen xam ak muuraay man muuraay laa leen xamee dañuy dem dindi seen col teg fa la def seen 2 pièces sangu ba pare après ñu jël seen col teg man je me dis que loolu su ma ko naree def en fait naa bàyyi rek ba mën ko man franchement mooy sama conception te nekkut loo xam ne aussi que dama ci delluwaat di nga mën a waxoon nga ma ko sànq mais soo bëggee muur doo xool ci ñeneen ñi da ngay xool ci yàlla subhanahu wa taala loolu moom dëgg la mais tamit gis nga lenn dafa am Rama mooy àdduna bi on toll foo xam ne le monde évolue et ñun tamit on est obligé parfois de suivre li nga xam ne moom moo nekk ci àdduna bi par exemple nii ñu nekkee parfois di nga dem
université di nga partager ak ñoo xam ne ay expérience yoo xam ne yow da nga naan ñii su ma mënoon su la neexoon en fait doo bokk ak ñoom sa néeg bu nga yeewoo mais mënoo ci dara parce que dañu ñëw codifier ci poche bi yow nga ñëw codifier ci poche bi parce que mënuloo leen dara ku nekk man du ma juger nit parce que je dis que le jugement aucun humain n'a ce monopole kenn mënta juger nit jugement sax baaxul mais balaa may jàll ci soxna Khadija damay gis que ñenn ñi dañuy def prétexte que tàngaay bi nii dañ naan tàngaay bi moo tax duñu muuru alors que à la place du voile elles mettent des greffages yoo xamante ni dalay leer ne greffage yi ñoo gën a tàng voile bi léegi yow loolu lan nga ci xalaat. man loolu li ma ci xalaat ñooñu tamit duma leen juger parce que ñoom la xëy na ñoom col baak kii ba perruque ba ñoom ñooy greffage ba ñoom ñooy xool ban moo leen ci gën a mais yow bokkoo ci kii boobu catégorie boobu ci tendance bi nga xam ne dañuy wax que dafay tàng la parce que man déjà dama nekk ni ko danga ma gis ak greffage mais du nekk loo xam ne lu may teg ci sama bopp la parce que man mèche du ma ko daat sama bopp dinaa teg nag sama ay perruque julli bu jotee da ngay dindi jàpp bu dee suñ kër laa ne doo ma fekk mu ko suñ kër ak greffage xanaa may génn wala may jàngi parce que man déjà chaque jour damay ñaw samay perruque mais du ma ko def parce que maa ngi koy teg sama bopp mais nekk loo xam ne dama koy dàq sama donc en fait est-ce que da nga amul karaw sax tamit moo tax ngay kii ne wallaay su ma dindi woon sama bopp léegi aussi wala ma wan la photo bu ma defee karaw nga xam ne aussi ñàkkuma karaw am nga karaw d'accord léegi ñu ñëw ci soxna Khadija damaa bëggoon nga wax ma ci li nga xamante ne noonu la comportement ki nga xamante ne mooy muuru comportement bi mu war a am yi mu war a sol ndax war na sol ay jean seereeg yenn yére yeeg yooyu noonu. waaw dinaa la sawaraat ci tontu la ci question boobu noonu ba tey ndaxte bu ñuy xool ñun ñu toog ni ñëpp ñun xam nañ ni Ibadou ne rime pas avec certaines choses muy comme jean serré mooy comme body muy comme crop top ñi nga ko waxee ak ay noonu tudd sa taille haute yëpp tamit xam na Ibadou demul ak moom parce que suñu borom bi mu ñu sante ñu muuru ba pare dafa am ay critères yu ñu tegal ne ñu muuraay bi noonu la war a mel mu nekk benn war na gudd ba nga xamante ne du gàtt daal ba nga xamante ne fu nit toll dina mën a seen sa yenn cër yi tamit col bi war na mën a wàcc tamit ba ci sa dënn ba muur sa kii ba wàcc sa dënn daal ni ma leen ko mën a expliquer beneen bi mooy tamit warta gàtt warta xat warta yaraax kon critères yooyu noonu la ñu tegal ne voile bi yooyu la war a àndal kon buñ déggee yooyu noonu dinañ xam ne àndut ak jiinu jeynaa bi àndut ak body mati bi àndut ak fantu kii bi kumba àndut ak moom parce que dafa waaw bu mu gàtt bu mu xat bu mu yeerax la ñu wax aussi tam bëggoon naa souligner benn chose mooy ñun ñëpp bu ñu demoon tey ci boutique vitre yi nekk ci marché bi di jënd marchandise duñu dugg ci biir dinañ certes dinañ gis jug ci biir mais ñun ñëpp dañuy am tendance à jënd loo nga xam te ne dañ koo àmbale kon ñu xam ne voile ak kudul voile noonu lañ mel marchandise bu ñu àmbale foo gis nit ñi moom la ñuy gën a bëgg a jënd jug moom waxuñu ci dara kon loolu moom nañ ko xam tey nag yéen rek may clash ci côté bi mais tamit loolu tamit lu nekk la tamit marchandise bu ñu àmbale ak bu ñu àmbalewul noonu la mel comme voilé ak non voilé parce que tamit il faut que ñu def la part des choses comme ni ko Kumba waxee woon sànq ñiy muuru ak ñi nga xam ne dañuy muuru pour sellal ak pour seen ay propre nu mu tuddati sax raison ak ñi nga xamante ni dañoo jël Ibadou xam ne lii obligation la suñu borom moo ñu ko sant duñu benn il faut que ñu def la part des choses ñun duñu mës a doon benn ak ñoom duñu mës a doon benn ak ñoom te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax si benn xadis ne jamono dina ñëw nit jigéen ñun suñu jigéen ñi dinañ solu ba pare rafle te instant bi moom lañu gis nii da ngay solu ba pare mel ni solo yére da ngay génn ci mbedd mi bu sa pochette waddee sax da ngay rus pour sëgg for ko parce que na ngay soloo moom moo koy waral loolu tamit dañu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne tamit li ñu suñu borom sant daal loolu moom mooy dëgg te du dañ ñu jéem si nekk rek waaw. mooy xamal que ni temps bi léegi mu jeex léegi soxna Kumba ma lay laaj comme li Khadija wax ni que noonu la jigéenu jullit war a solo te yow ma gis nga fant yow loolu la nga ci xalaat. en fait soxna Khadija li mu wax dëgg la jigéenu jullit boo ngay sol warta xat warta yaraax dafa war a jot. mais tey jii le monde a évolué te jigéenu jullit tam dañuy nekk ci yenn milieu yoo xam ni dafay laaj tamit ñu seen habillement di jéem di adopter un peu milieu yi ñu nekk. par exemple man étudiante en communication la am na tey jii yenn yére yi nga xamante ni bu may dem ci yenn milieu ma sol ko di dem bëgg a taxaw ni damay def ay présentation wala dara dafay laaj ma sol yére yoo xam ni faaw mu adéquate ak milieu bi ma jëm tey ma war a taxaw ba def présentation projet mënu ma ñëw dem sol nga na maamu marinière dikk taxaw expert yi ma jàkkaarloo sax
sama présentation ñoom sama bopp par rapport ak sama habillement du leen convaincre parce que dañuy taxaw ni kii ni mu soloo ni du lool te obligé nga wut benn jupe taille crayon wala taille haute di ko taxaw mu mën a ànd ak milieu bi nga xam ne moom nga nekk mën a ànd ak présentation bi ngay def looloo tax gis ibaadu yi wala ñi nga xam ne ñi ngi nekk tey jii ci milieu professionnel ñu am beneen façon solin bi nga xam ne ñu ngi koy sol mais teewul tamit jot na te teewul tamit mi ngi ànd ak li nga xam ni mooy voile bi nga xam ne tamit ñu ngi koy def. dagguma la milieu professionnel bi dëgg la mais aussi gis nañ léegi temps yi ay yére occidental yoo xamante ni day jot sans pour autant mu am fente sans pour autant mu yaraax léegi yow pourquoi nga préférer sol benn jupe boo xam dañ koy fente wala boobu. en fait ça dépend ci yére bi ngay sol parce que am na yére yi nga xam ne niñ koy ñawee peut-être que buñ ko fantul doo dox mais nekkul fente yoo xam ni dafa yegg fente boo xam ni dafa mën nañ ni dafa audacieux wala dara dafa nekk fente boo xam ne juste pour permettre la nga mën a dox normalement te xëy na sax bu moo taxawul wala nit ñi bu ñu si amul bët bu sob tuuti duñ ko seetlu peut-être dañ koy wax pour clashement wala dara mais ça dépend tamit ci milieu bi nga xam ni moom laa évolué moo tax tamit may solo yéen solo yi mais avant may évolué ci milieu boobu daaw ma solo noonu. léegi sama dernière question ci Ndeye Maty laa koy kii Ndeye Maty dama seetlu que yéen jigéen ñi suñu marié wee soit seen jëkkër ñi dañ leen di forcer ñu muuru wala am na ñoo xam dañuy muuru seen jëkkër yi tere leen muuraay yow loolu lan moo ci sa opinion. waaw loolu moom li ma si xalaat mooy pour man loolu man d'accorduma ci parce que sa jëkkër ni mu la fekkee rek defe naa war na la bëggee ci noonu man loolu laa opté parce que mënumaa fekk tey jii amaguma jëkkër tey ma ñëw am kuy ñëw di ma takk si ni ma force tey da ngay changer muuru wala am ku ñëw fekk ma may muuru mu ne ma force da nga koy dindi. loolu day metti moo tax loolu moom d'accorduma ci moom. d'accord léegi mbokk yi ñoo ngi suñu terme émission xanaa damay jox sama invité yi ñu tàggatoo Khadija tàggatool. waaw Ramatoulaye dañuy kontaan rek ci bokk ak plateau bi ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla liñ fi génnee am na solo torop di wax ne yàlla nañu suñu borom defal dégg ak topp ba liñ fi dégg ci lu baax ñu mën ko jariñoo li nga xamante ne aussi safaan la ñu ñaan suñu borom musal ñu ci wërsëgal ñu mën ko topp daal loolu laay tàggatoowee di la remercier bu baax a baax ci invitation bi salaamaaleykum rahmatullah merci beaucoup Khadija. waaw Ramatoulaye maa ngi remercier waa plateau bi yëpp di remercier tamit képp ku ñuy seetaan boobu ba léegi parce que émission bi moom nekk na lu intéressant parce que ñëpp wax nañ ci seen xalaat donc dañuy ni ko kii soxna Khady waxee rek dañuy fexe ba ni mu ci waxtaanee rek ñu fexe koo jëfee ba ku nekk rek raxas xol yi boole lépp daal maa ngi remercier ñëpp merci. waaw soxna Rahma dama lay remercier ci invitation bi nga xam ne def nga ma ko ci sa plateau di remercier ñi nga xam ne tamit maa ngi ñoom bokkoon nañu plateau bi waaye di remercier ñi nga xam ne tamit ñooy téléspectateur Prestige TV te di leen baalu ak tamit parce que télé lañ nekk te wax nekk na loo xam ne yombul lépp lu ci fi rafet rek ñu xam ne ci yàlla te lu ci ñaaw rek ñu xam ni tamit ay doomu aadama lañ te ay xale lañ moo tax te ni di wax dëgg lépp lu ñu fi wax rek tamit nañ ci jéem a topp waaye di ñaaxaat tamit sama mbokk ibaadu yi par rapport ak habillement bi par rapport ak comportement yi ci yenn milieu yi bu ñu ciy nekk ñu xam rek li ñuy defee parce que tamit lépp yow nit ki yow lépp def duñ la yow kese la ñuy jugé mais dañuy jugé par rapport ak loo bi nga bokk yëpp ak loo bi ngay nekk yëpp. effectivement merci beaucoup soxna Koum Mohamed balaa ngay joxe sa mot de la fin dama lay laaj pourquoi yow nga choisir di way ci chanson religieuse yi au lieu que ngay way ci rap wala mbalax yooyu noonu. waaw soxna Rama loolu lu am solo la macha allah question bi am na solo trop parce que man déjà ci diine lañ ma yar. déjà dama juddu ñu yóbbu ma ci daara tafsir Abdourahmane Gaye ma jàng fa bi ma paree sama papa éducation franco arabe la ma dugal feneen éducation islamique franco arabe ci milieu boobu laa yaroo tagg Seydina Muhammad nag yàggoon doon sama rêve doon bi depuis may doon xale benn passion la woon moom lañ dem nag muy di évoluer ba waaw macha allah. dëgg la mais balaa ñuy terminer dañuy defar benn chance. bët sotti rongo ñu coofeel am si toy batanam mel ak coofeel sang bi ñëw na ziyaar si xol bi na nga tey ta am dal julli leen ci moom Muhammad assalaamu alayka ya rasulallah assalaamu alayka ya habibi ya nabiyallah assalaamu alayka ya
يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله suba ngoon ñoo ngi di lay tooñ jéggal ñu Rabbi sunuy tooñ suba ngoon ñoo ngi di lay moy suba ngoon yaa ngi di nuy may bakkar yi fees nañ fi dell ya Rabbi na xol yi sell mag ak ndaw fi ñëpp joomi ya Rabbi jubalal doom yàlla buur bi ya allahu merci beaucoup Mohamed. waaw dañuy wax alhamdulilah santaat yàlla bu baax ci plateau bi waaw am na solo trop ci waxtaan thème bu amoon solo biñ ci traité muy port voile bi xam-xam bu bari ji jóge na fi ci par échange bi ñu doon def di ziar di remercier Soxna Rama di remercier ñi fiy toog ñëpp di remercier tamit Prestige Thiès ci initiative bi ñu def wasalaamaaleykum wa rahmatullah. di santat yàlla bu baax alhamdulilah ba ñu arrivé au terme de notre émission di leen jaajëfal yéen ñëpp di kontaan doon toog seen plateau macha allah. waa ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax alhamdulilah comme que egsi nañ ci cappaandaw gi comme niñ koy waxee. comme si bëggoon naa nag débat bi mu uula tuuti mu xaw a am clashante bi et tout mais temps bi xëy na moo ñu ko permettre parce que il faut que tamit amoon na lu ma waroon mën a wax ci fantam bi mais temps bi moo ñu ko permettre di remercier aussi ñëpp ñi ma bokkal plateau bi di remercier aussi téléspectateurs yi et que di wax aussi bu fekkee ne wax nañ loo xam ne que yanuwul maanaa ñu ngi baalu ak téléspectateurs yëpp ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi di leen wax ne li fi baax yëpp dinañ ko jël jëfandikoo ko incha allah. jërëjëf mbokk mi moo nekkoon seen émission la parole aux jeunes di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci émission bi di leen jox rendez-vous prochainement ci beneen numéro la parole aux jeunes.